Assalamualaikum nuyu naa ma leen. Maaleykum salaam. Assalamualaikum nuyu naa ma leen. Maaleykum salaam. Salaamaaleykum. fii lan moo fi am lu ñu mën a teg ci table ji salaamaaleykum bonsoir madame ça va ñu ngi lay nuyu. madame ñu fekk la fii ci institut de beauté dynamique massage li ma bëgg mooy damay xool ndax yéen est-ce que am ngeen loo xam ne mën nañ ko teg ci table yaa ngoone muy table ji nga xam ne yu baax rek ci wàllu produit ci wàllu service moo ko tax a jóg. bien sûr madame ñu ngi kontaan si ñëw bi ngeen ñu seet si wax dëgg yàlla am nañ fi lu bari lu ñu mën a proposer suñu clientèle yi xaar ma présenter leen suñu service balaa ma leen di visiter loo am nañ fi hammam am nañ sauna am nañ jacuzzi bu ànd ak hydromassage ñu ngi defaale massage aussi defaale pédicure manicure defaale gommage du corps am nañ option aussi pour les gens qui yoo xam ne dañu abonné pour 4 séances de massage ñu offrir leen benn séance ak comme que aussi pour sauna ak hammam aussi ku si abonné de quelques séances dañ lay offrir de temps en temps séance yoo xamante ni c'est gommage du corps la ak massage mais nañ leen ànd ma war leen li ñu proposer. soxna si di wax ak ne gannaaw bi ñuy dugalee fu yanji fii balaa dara di xew nag yi nga cité neex na trop mais da ngay présenté wu yow noo tudd. man maa ngi tudd Koumba Sall maa yor institut de beauté dynamique massage madame Diassé Koumba Sall madame Diassé ñu ngi dugg ci néeg bi am jacuzzi bi jacuzzi moom li muy def ci nit bii dina la permettre dafa ànd ak hydromassage boo massé woo def say soin ba pare. dina la permettre nga relaxé wu comme ça nga dugg ci biir jacuzzi bi mu di la massé waale en même temps su raxasaale sa yaram bi yëpp ba mu set comme ça boo génnee fekk pare nga say soin yëpp di nga nekk en forme daal. bi mooy cabine bi nga xam ni am nañ fi sauna boo xamante ni pour 2 wala 3 personnes la d'ailleurs am nañ fi benn cliente bu fi nekk mu ngi ci biir xaaral ma xool ndax mën naa leen ko présenter parce que moom elle vient souvent pour faire ay sauna waaw. am na ku nekk ci biir kon dañuy xool moom lan la. madame yegsi ñu présenté la. ah ok. waaw moom mu ngi woon ci sauna bi gis nga mu ok mu ngi nii gis nga sauna ni muy def ci yaram. genre yi nga xamante ni amuñu jot pour def sport. wala ñi nga xam ne dañoo am biir yu rëy yi patron yu mag yi nga xamante ni chaque jour ñu ngi tëdd di nelaw duñu def sport. lii nag moom moo leen ni permettre ñuy dégraisser wu ba pare gis nga ni mu ñaqee nii. ah maanaam daf lay ñàkkloo. voilà da lay ñàkkloo pare sa poor yëpp dañuy ubbeeku bu ñu ubbeekoo tilim bi yëpp dafay génn xam nga nag lii mooy permettre nga def gommage du corps gis nga sa waay moom 2 minutes rek la fi def moom mu ngi sonn nag. mais soxna si yow boo duggee fi ba génn lan ngay sentir. féex rek. comme que nu ngeen ko gisee bu mu génnee ci sauna bi ñu ngi koy defal gommage du corps comme li ma leen waxoon gommage bi moom mooy permettre peau morte yi peau grasse yi impureté yëpp dañ. bu dañ ko defaree nii gommage ba pare gis ngeen ko nii bu ñu defee gommage ba pare ci lay jël sangu nag bu sangoo ba pare mu doog a def massage am bu bëggee massé wu. bi mooy cabine bi nga xamante ni mooy cabine hammam bi en général ñi koy utiliser mooy ñi nga xamante ni comme li may wax sax boobu ba léegi borom yaram yi nga xamante ni dañu am ay peau grasse ba pare dañu am ay impureté. comme ni savon bi léegi moom lañ ko diwal ci yaram bi moom day toog pendant 20 wala 30 minutes ci biir hammam bi. kon moom ak sauna bi ba tey bokkul. wala ñaari même effet lay def. non waaw même effet mais seulement sauna moo gën a tàng hammam am na ñi nga xamante ni comme ni muy vapeur bi nii supporté wuñu ko alors que sauna bi da ngay sotti ndox ci pierre chauffante ci pierre yi comme ça ci lay chaleur bi di génn moom mooy dugg ci yaramu nit ki bii tamit ndax gis nga comme ni mu permettre nit ki day ñàkk ba pare dina la permettre comme ni ma koy waxee kanam gi yëpp bu pare ba ñu defal ko gommage da ngay gis yow sa bopp changement. ba léegi comme ni ngeen ko gisee am nañ fi aussi matériel pour pédicure manucure. madame Diassé lii yëpp li may laaj rek mooy ku ko bëgg nan ngay def ak fan ngay jaar ndax fii moom fu jar a xam la ñàkk koo xam wóoru la. dëgg la boo ko bëggee xam da ngay ñëw en face stade buntu stade Ngor bi mu ngi jàkkaarloog benn ruelle juste en face boo ko duggee 500 mètres à l'intérieur immeuble Alizé plus précisément. kon numéro téléphone bi ku leen bëgg a woo ndax di ngeen ko mun a jëlal rendez-vous ak yooyu pour préparer wu numéro bi ñu bàyyi la nga jox ko téléspectateur
téléspectateurs yi ñuy seetaan ndax ñoom ñoo tax ñuy wër di xool lu baax lu ñuy teg ci suñu table maam ji muy table yaa ngi ne kon numéro téléphone bi. kon numéro téléphone bi 868 37 58 33 868 37 58 wala bu nekkee Alizé bi 207 66 58. 77 207 66 58. en même temps aussi am nañ benn succursale bu nekk à Bamako aussi li ñuy présenté fii li ñuy fi am loolu lañ fa am pour les gens yi nga xamante ni tout le temps ñu ngi voyager foofu seen numéro aussi 00 223 70 231 325. soxna si dama lay bégal kan nga bëgg a may dédicace. dédicace bi maa ngi koy may sama xale yu baax yi nekk fii man fii jarul may yéeg sax comme bi ngeen ko ñëwee xale yi ngeen fi fekk ñu nekk di gérer dama fiy toog duma fi yéeg man si suuf laa dëkk ñoom ñooy gérer fii plus précisément Fatou Khady mu ngi fii Viviane mu ngi fii am na tamit ñoo nga xam ne dañu occupé dañu am ay clients si biir. damay bàyyi sama expert mu wax ma li mu gis fii naka la ko gisee. duma ci commentaire dama koy bàyyi daal moom mu defal ma expertise bi. xam nga sa expert dañoo xamante. mu nekk nit ku baax te li may gis mu liggéey te nit ku ko mën la mu ngi def liggéeyam wax dëgg yàlla te li muy def saa bu ñu ko gisee rek yàkkamti nañ ñëw di ko seetaan démb rek maa ngi toog di ko seetaan dañoo ree ba sonn. tey jii yàlla def ngeen ñëw seet si ñu wax dëgg yàlla yàgg nañ xamante te mën na liggéeyam. kontaan nañ si noonu. Ratio. Bon, pratiquement je ne voudrais pas faire un long commentaire là-dessus mais avant tout il y a une discrétion. La discrétion. Je mise beaucoup sur la discrétion parce que bon parfois kilifa aussi dina bëgg def traitement de corps bëgg massage mais c'est pas n'importe où la koy defee mais am na discrétion boo ñëwee di nga ñëw et puis l'endroit est calme. Voilà set na aussi voilà doo dégg bruit et puis ça sent bon c'est climatisé pratiquement loolu la te vraiment prix yi ma gis fii nii c'est des prix c'est 2 fois rien comparé à Londres. foofu presque ay pounds yu bari ngay joxe mais au Sénégal là dafa cher ah parce que nga am ay wey yu gudd ñuy dindi saleté yi si nekk bëgg ko dagg ah te am na ñoo xam ne vraiment ils ont les ongles durs ah il faut nga yor pince à outils pour mën ko dindi c'est sûr xale yi lu nekk la ñuy daj ah ñii vraiment il faut les rendre un hommage ñii lu ne la ñuy daj parfois nit ñoo indi ay wey yoo xam ne vraiment race cisaille yi maçon yi utilisé pour dagg fer 10 moom lañuy bëgg utiliser ah c'est sûr. et ci côté qualité côté service de qualité. qualité traitement de service tout est impeccable. Vraiment rien à dire. Impeccable. Il reste à dire mooy rendez-vous ici. ñëw leen defar seen yaram defar seen yaramu jabar defar seen yaramu doom même bu ngeen amee yaay ju màgget ci kër gi aussi xaalis bi ngeen di yor da ngeen di dee bàyyi ko fi mais ngeen jël seen famille indi fi ñu defar leen traitement de corps quand même. ah soyez sérieux. xoolal yéen waa Tamba bu leen génn géej takku jur gi yéen waa Kolda bu leen génn géej takku jur xale bu ngeen xale yi Kaffrine takku bul waa Sokone Casamance jàpp jàpp waa Dagana Abissa Doore takku bul e xale yi Fuuta Tooro takku bul ana xale yi Gambia takku bul Mambasir Kidja takku bul Ramatulaay Njaay Mustafa Njaay mooy sa baay Mor Njaay yëlbu mooy baayam Maram Juuf mooy yaayam Jël bu Daawul Njaay yaram faxa Saqa mi ñu boole fasam wa Aminta Sise mooy sa yaay Birama Fari ak Njaar Néew Amadou Gay Siise mooy baayam Rama Ba mooy yaayam Rama Ba Maguette Samb yow nu ndes lay nu ndes la nu ndeke be ndeke bi muy ma jigéen faal ñu ma jigéen faal benn saabule lat faal biram gunju la sukaabe ngoone gi bu leen génn géej takku gur gi wàllu galoo yéen bu leen génn géej takku gur gi xale yaay xale kebe meen cat xale Cees xale ci waawan cat waa bi ki tay yéen ee yéen a moom loolu te xale gi na laay takku gur moo suku cambul lalla loxoom jaxanda talu mu laaj
kër maam larama mbokk téléspectateurs yi xam nga tàmmal nañ leen table yaa ngoone bu nekk rek indil leen oto di ngeen ko ciy faral di gis tey nag li ma fas yéene teg ci table bi mooy oto bu yanj bii nga xam ne nañ leen dem ñu xool oto bi li nekk ci biir en tout cas daal li ma leen ci mën a wax mooy rouge la léger biir nag nañ dugg xool sëñ bi na nga def yow lañ fekk ci biir oto bi sëñ bi oto bi yanj na di li nga fas yéene teg ci suñu émission table yaa ngoone. oui ça va bien soxna si lii da la leen indi tey ci table yaa ngoone bi sëñ bi maa ngi lay nuyu lii daal la leen indil tey ci table yaa ngoone bi oto Corolla D4D moom laa leen indil tey jii. Corolla mooy marque bi. oto bi marque bi Toyota la quoi. oto Toyota. Toyota Corolla la. waaye sëñ bi mën nañu xam oto bi daanaka dañ koy seen de loin couleur bi yanj na macha allah mais yan moo nekk ci oto bi ban année la. oto bi c'est 2005 te li mu daw bari ça fait 113 000 kilomètres la. oto bi c'est tout est climatisé te li ci gën a yéeme mooy D4D yi ñuy faral di wut yi ñuy faral di nit Sénégalais yi faral di bëgg moom laa leen andil moteur bi c'est tout est impec lépp jàmm daal tey mën nga daw lu bare bari doo sensé huile doo sensé ndox. lu muy jël gasoil wala essence. oto bi turbo diesel la. moom lay jël quoi. gis nañu li nga xam ne mi ngi ci gis nañ tableau de bord beeg yanj na daal macha allah ak yeneen yan moo nekk ci biir oto bi. oto bi li ci nekk lépp boo dee seet mënee su ko lim parce que nekk na oto boo xamante ni bii pour nga sonal ko dawal ko fii loo xam ne dina ko yëg fii Sénégal gëmm ne mën na fi nekk oto bi am na climatiseur airbag tey automatique la lépp fi ne boo ci toogee te takkuloo ceinture sax. daf la koy nii sax maa ngi sant ni mu nooyee. voilà daf lay signaler rek comme ça bu même boo takkul ceinture daf la ko signaler maanaam c'est toute sécurité loolu la quoi. kon daal oto bu yanj bi moom nga teg ci table yaa ngoone. oto bi tey moom laa lay indil ci table yaa ngoone bi vraiment. waaw sama expert xool na oto bi xam laaj ko sama expert lu mu ci xalaat. bon pratiquement oto bi mën naa ne vraiment couleur bi déjà ça frappe parce que boo gulee je me suis habillé pour l'occasion pour uniquement pour mën a marier couleur ak oto bi l'essentiel mooy lan li may wax mooy oto bi yéen a ko fi bàyyi oto bi yéen a ko fi bàyyi te je sais très bien que yow n'est-ce pas du oto bi du oto yi rek ngay faral di yor nga yeneen oto. yeneen oto boo xamante ni bëgg nañ ko man tout le temps damay indi ay oto ci ay yëngu ak yeneen business comme ça yoo xam ne dinaa ci nekk mais oto yi daal toujours maa ngi ci même ku bëgg beneen façon oto boo ma contacter après mën naa fexe ba nga am beneen oto. waaw sama expert bi nga si duggee loo sentir. non vraiment une fraîcheur une odeur agréable les coussins sont vraiment mous neex na coussins yi nooy na et puis vraiment oto bi dafa spacieux parce que man boo xoolee sama taille xam ne yoruma taille standard vraiment damay am difficulté souvent su ma duggee si yenn oto yi su ma tànk yi du tàlleeku mais on voit bien que oto bi mu duggee ba léegi je suis à l'aise mën naa tëdd sax si oto bi ah. kon sëñ bi ku ko bëgg ban numéro nga. voilà ku ko bëgg jot ma lu yomb la c'est 77 568 83 27 ou 77 369 08 01 loolu mooy numéro yi 77 568 83 27. mais lan moo tax yow oto bi jaayewoo ko fenn furu table yaa ngoone lan nga ci gis. ndaxte man yéen laa sentir TFM dafay nekk télé boo xamante moom rek laay seetaan kon table yaa ngoone bu ñëwee fi nekk émission bu bees fekk ma yor lu bees sama xel ci yéen rek lay dem. te gis nga ne ku ci teg dara day jaar si saa. voilà table yaa ngoone dafa nekk émission boo xamante ne bii am naa yaakaar ci ne képp ku ci teg sa matériel ak lépp loo mën di yëngu. table yaa ngoone dina la ko jaareel comme ni nga ko bëggee. ngi lay nuyu. soxna si may sant yàlla di la nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp te di leen massaw coono ci yoon bu métti bi. kon Thierno Moussa li ñuy def mooy dañ lay bàyyi yow nga wax ñu tey fan la ñuy dem ak lan nga ñuy won tey. jërëjëf garab bi ñu leen di présenté dañuy ànd dem si àll bi ñu wax leen turu garab bi wan leen ko mën leen a wax nan lay jëflante garab yi mu nekkal ak yan ngeneel ak garab yi ci boppam ci seen biir yan jafe-jafe la ñuy am. garab bi ci wolof raw doon na lañ koy wax bu fekkenteen ci pël wara wanam lañ koy wax
soo déggee ñu ne ko raw doon mooy gis nga fi mu nekk nii dafay fekk benn garab mi ngi fas yéene jëli fi garab bi dëkk fi moom rek moo tax ñu ne ko ray doon suuf si ngay gis nii dañ koy liggéey ci ñi nga xamante ne dañuy am dëkkuwaay boo xam ne dëkkuwaay bi dañuy jortu ne am na ngelaw lu koy yàq wala am na liggéey yu ñu ciy def wala leneen suuf si max la max bi dafa am suuf suñ jël yéegal ko jël si garab bi te garab bi léppam rek ay ngëneel la ci wàllu boobu loolu luñ bokk na ci luñ la mën a wax boo xoolee di nga gis ne am na ñu dagg bant bi am ñoo xamante ne xob bi rek la ñuy witt am ñoo xamante ne xob bu wow bii la ñuy witt xob yi dafa mën na nekk cuuraay ci garab yoo xamante ne cuuraayu garabu saytaane lay doon waaye loo ci gis dafa am wutin xool nga liñ fi samp nga xam ne biñ tolloo fële ngeen toll lañ fi am lu ñu baat yu ñu wax ñu sànni ko fi élleer biñ fi sànni dootul bay dootul gas sàkket ñu samp ko dootul gas géttu fas dañ koy jàpp denc ko suul ko ndax dafa am loo xamante ne moom la ñu moo ñu mën a may ñuy ñëw di jafandu ci moom moo jaasi ji ci ginnaaw jaas ji nekk nii pour ñu mën a egsi ci garab bi bu fekkente ne ku xam dara te bëgg jëriñoo garab doo ñëw rek somm ko garab bii ndax garab yëpp seen reen ci suuf lay jóge moom ci reenam ci kaw lay jóge dinañ leen gën a won reen yi gis nga reen yi nii day wàcc di lekk ci garab bële ba wàcc ci suuf sax nekkaat datt bu mel nii diggante ni mu taqaloo nii lii olof yi wax nopp dafay feeñ ay nit ñoo xam ne dañuy ànd ba xëy dee ni mu taqaloo nii ni reen yi mel am na reen yoo xam ne dina mot fukk ba ñaar fukk gis nga reen yaa ngi fii reen yooyu dañ koy jël pour nit ñi nga xamante ne ñoo bëgg boole benn société mu ànd wala benn njaboot mu ànd du ñu teqalikoo mukk ci àdduna dafa am nu ñu koy wutee ak heure bu ñu koy wut am loo xam boo koy wut da nga war a taxaw ci suuf am loo xam boo koy wut da nga war a natt sa jumbux bi nii ci nga ko war a natt boo xoolee kii xas fii mën nga ne ku fi xas rek mën nga xam taxawaayam am loo xam boo koy wut dafay tolloog wanaasu nit ki bon am na ku ñëw ko xam loolu la wut am loo xam boo koy wut day tolloog sa bopp am loo xamante ne dañuy xool fii dàll di yem mooy séeréer yi wut ndomb tànk taxawaay bu dëgër boo xoolee garab di nga gis ne am na lu ci ay nit wut lu bëri léegi nag noonu lay continuer ba li nga xam nit ki day yéeg ci kaw xam nga boo foloo dangaa war a toog xam nga foloo rek yéeg wàcc baaxut dangaa war a toog da nga war a taxawaay bu dëgër garab bii day dindi liggéey garab bii nit ki mën na ko jëriñoo boo xam ne loo ko def mu nonna li dootuma dalaat nonna raw na man dootuma noobaat nonna li dootuma dalaat sawaay nonna man dootuma noobaat ndaw si ma ko gisee defal na ma teranga am ngor ju mën a waral lii nonna
li dootuma xalaat non naa raw naa man dootuma nombaat non naa li dootuma xalaat dem naa bay waat ne dootuma nombaat bi ma ko gisee yéene ci sama xol bi ma yaakaar yéen a gis seen émission bi Taabu Yangoné émission bi nga xam ne rek ci wàllu jënd ak ci wàllu jaay ñu ñëw fii nag tey ci rek seen émission bu bees tàkk di Taabu Yangoné ci numéro bu bees tàkk ñëw fii ci marché Gueule Tapée ndax dañoo dégg ay rumeur ci li nga xam ne rek mooy kuy jaay ay produits cosmétiques jaay li nga xam ne rek lépp loo xam ne jigéen da koy soxla góor di ko soxla waaye di ko jaayee ci prix bu yomb li ñuy dugg rek xool nan la ñuy def ba gis kooku muy waa kër Sopp Maam Ababacar Sy. salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam ñu ngi lay fay. yow noo tudd. Ibrahima Sakho ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. yàlla ngi dogal yegg si ngeen ci kër Serigne Babacar Sy fi mooy place Ali Sakho marché Gueule Tapée rond-point case bi Parcelles Assainies bu ko defee produit yooyu ngeen di wax ñun ci la ñuy yëngu wàllu jigéen ñi itam ñi nga xam ne nii dañu bëgg a maintenir seen teint wala ñi nga xam dañu bëgg a weex wala ñi nga xam dañu bëgg a leeral yooyu yëpp am na fi am na yoo xam ne ni bagage importé la am yoo xam ne bagage local la donc bu ngeen yegsee ñu wan leen bagage yi nga xam ne mu ngi ci biir am na yoo xam ne itam du ñu ko wone ndax suñu secret la ci biir képp koo xam ne nii loolu soxal na la boo yegsee ci biir dañu la ko waaw nag dama ànd ak ki nga xam ne rek mooy sama expert muy Horatio Ndiaye léegi li ñuy def mooy dañ lay bàyyi ba di gis bokk ci te nee nañ tungu ne du teew ñuy nataal li ñuy wane mooy képp koo xam ne ñëw na fii ak nu poosam toll rek li mu bëgg dina ko am na yoo xam ne itam mooy yi nga xam ne nii importé yi mun nga yegg ñu wan la ko am na itam ay cheveux naturel yi nga xam ne day bayee ko Brésil am na itam ay greffage noom yi lii ay cheveux la yoo xam ne nii suñu xat jigéen ñi la même yi bu ko defee produit importé yaa ngi nii gis nga léegi ñi nga xam ne nii dañu bëgg leen seen teint mu rafet soxna si nga xam ne moo nekk nii dañu ko teg fee pour nga xam ne ni mooy yor yenn secret yi pour jigéen ñi di leen defaral li ñu bëgg maanaam ni ñu ko bëggee moom noonu la leen koy defaral. waaye lan lay doon ci lu jigéen ñi di diw ci yoo xam ne dina tache ak yooyu ndax secret yooyu am na fi surtout nag sëñ bi yi nga xam ne dinay faral di dindi réew. yooyu am na fi type yoo xam ne ni programme nañ ko bu yàgg pour réew képp koo xam ne am nga ko boo ñëwee fii buñ la niñ ko wax niñ la ko waxee boo ko defee rek jàmm baal xel na sere moom dina dañ ko soobee yàlla waaye nag bëgg naa la ko mos waaye du ma la ko wan lépp nag parce que damay bañ ñu térissé ko. ñi nga xam ne dañuy jënd di jaayaat war nañ fi am place. waaw fii ñun suñu yëngu li ci ëpp mooy en gros la ñu def en gros la ñu gën di jaay dañu def demi gros di def détail waaye daal en gros moom képp ko xam ne bëgg na ko fii ci Sénégal boo ñëwee dañ la defal li nga xam ne nii doo ko gis faneen. kon Horatio li may def mooy dama lay bàyyi nga wax ma Sakho et Frères nan nga leen gisee ci wàllu li nga xam ne ñu ngi ciy yëngu. place bi mën naa ne jël woon sax ñu koy présenté la boppam parce que tout simplement les produits sont de bonne qualité produits yi boo xoolee xam ne produits yoo xam ne qualité la parce que boo ñuy jaawale lu néewi ak lu duuf il faut éviter surtout ça bul fekk lu néewi nga koy waxaale bàyyi lu duuf képp ku bëgg diw bu baax wala parfum bu baax wala greffage naturel wala cheveux naturel amul ñaari adresse amul ñetti adresse Sakho et Frères tout court jeex na amul leneen amul discuter amul négocier Sakho et Frères. sëñ bi dañ lay bàyyi yow di la wax rek dañ laa bëgg a bégal say client kon nag yan client nga bëgg a bégal yow. waaw man damay jëlee fi ma nekk nii nga xam ne nii patron bi Ali Sakho di ko tam sama papa Ousmane Sakho sama frère grand frère Moussa Sakho di ko may Modou Boy Maris di ko may Modou Gueye unité 8 di ko may Ousmane Thiam Cambérène 2 ñooñu laa koy may di ko mayaat itam ñi nga xam ne ñu ngi fii ci marché bi donc dégg naa daal. ñàkk leen fréquenté wóorul kon nag damay bàyyi rek mu joxe numéro téléphone bi nga xam ne ku leen bëgg a jot foofu ngay jaar. waaw numéro téléphone bi moom lu yomb la 77 651 53 02 77 534 60 55 boobu saa yoo ci wootee di nga jot li nga bëgg itam daañu la ko leeral ba mu leer. ku ci woote jot sëñ bi nag dañ koy bégal daal di rek bégal client yi nga xam ne rek ñooy ñëw ci moom am fi qualité di génn di ko wax ba ñun waa table Yangoné jot ci nag mën fee ñëw jël loolu rek teg ko ci table ji di wax ne rek ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ndax li ñuy jaay kon nag bégalal ma sama sëñ bi nga xam ne moom moo nekk ci Sakho et Frères nekk fii ci marché Gueule Tapée bi nekk ci case ba nga xam ne yu baax rek la ñuy yëngu. Moi, Sanya.
Fall am nga sutura man dama lay way Moussa Gueye doomu nday Ibou Fall am nga sutura man dama lay way Alseni kamal ñu dem bu la yàlla mayee waaye fu ko raw laa leen di seetu amee naa fi ngeen ma yóbbu waaye fu ko raw laa leen di seetu on na saabu bu góorere soo tëddee war na laa sonal man bëgg naa leen lool man bëgg naa leen lool man bëgg naa leen lool dañuy xuloo ngir man samay sob rek mag ak ndaw góor ak jigéen maa ngi leen di naan tekki man bëgg naa leen lool man bëgg naa leen lool man bëgg naa leen lool. di wéyal ba tey seen émission table yaa ngoone di leen wax ne rek ñi ngi fii ci Sacré-Cœur ñëw fii nag ci fi nga xam ne rek mooy Top Énergie di wax rek ne on a tendance à dire que les énergies renouvelables constituent l'avenir. Ce qu'on va faire mooy dañuy dugg xool si ces produits vont le confirmer c'est-à-dire ñoom produits yi nga xam ne ñu ngi ñu koy proposer di ko proposer ñëpp ñi nga xam ne rek bëgg nañu installer si seen kër wala seen entreprise lépp ci wàllu solaire kon ni ñuy def mooy toujours en compagnie de mon expert Horacio Ndiaye dañuy dugg xool ndax dina leen neex ci table yaa ngoone. salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. bonjour tonton ça va ça va bien merci. tonton yéen la ñu fekk fii ci Top Énergie ngeen di yëngu ci li nga xam ne mooy wàllu solaire d'après li ñu jot a gis na ñu bàyyi la yow nga nuyoo présenté wu téléspectateurs yi ñuy seetaan. asalaamaaleykum man la Ndiouga Ndiaye. tonton ñu ci bëri ci sénégalais yi dañuy dégg wàllu solaire mais daanaka xamuñu ci lu bëri parce que daanaka gëstu yi taxu ko demee noonu li ñu bëggoon mooy nga wax ñu Top Énergie ñoom ci lan la ñuy yëngu ak nga wax ñu solaire lan la ci nit mën a am. voilà jërëjëf c'est que maanaam li nga wax dëgg la quoi parce que nit ñi ba léegi solaire dañ ci yeewu amatu volonté politique bu ci am quoi parce que jant bi mi ngi fii te source de énergie te duñ ci fay dara par exemple fi nga nekk nii fii lépp solaire la quoi amul sax contour Senelec donc 100% solaire la ñuy doxee quoi parce que affaire bu simple la naaj bi mooy tàpp ci panneau yi ñooy chargé batterie bi après batterie am li ñuy wax benn onduleur mu transformé batterie bi 12 volts def ko 220 amul benn secret solaire loolu kese rek la quoi bon panneau yi seen durée de vie c'est 30 ans batterie yi ça dépend am na 15 ans ba 2 ans donc loolu boo xoolee yow li ngay fekk ci courant ci 2 ans rek wala 3 ans daanaka boo def ci solaire daanaka da nga am sa autonomie panneau solaire yi ñoom ñooy jàkkaarloog naaj bi léegi bu ci naaj bi tapé léegi ñoom ñooy chargé batterie yi quoi waaw batterie yi booy xool ñoom ñoo nekk nii quoi waaw lii yëpp xel batterie la quoi bii nag moom batterie bi moom en général société yu mag a mag yi da ngay bañ tudd tur waaw yu mag a mag yi ñoom en général yi la ñu employé quoi yi par exemple seen durée de vie c'est 15 ans waaw. kon ci wàllu solaire bi nekkul ci biir kër yi rek la yem ba ci entreprise yu mag yi. yëpp entreprise yëpp parce que nit ñi bu ñu ñëw defe naa mën nañu te bañ a fay courant quoi parce que facture yi cher na te nit ñaa ngi joxe rek quoi bon ñun fii bi ñu fi nekk ba léegi mosuñu am facture. mais à part loolu ci lan ak lan ngeen di yëngu ndax du wàllu solaire kese. waaw à part ça ñu ngi yëngatu ci affaire électricité quoi bon am nañ tamit ay torche solaire waaw mooy li nga gis nii bon li nga gis nii lii tableau la quoi solaire la ci biir fii dafa am batterie léegi kii mooy chargé batterie bi nekk ci biir batterie bi léegi bu chargé woo après di nga am sa lumière nga xam ne mënu ko taalee nu mu la neexee quoi fii tamit dañ ci chargé ay portable côté bi nii fii quoi da nga chargé sa portable quoi toujours portable bi mooy chargé après gis nga yaa ngi nii di nga am sa ñaari lumière yu mel ni ba ñeent bii tamit beneen façon la quoi bii tamit di nga am sa ñeenti lumière yu mel ni ñeent ak it chargé sa ñaari portable quoi panneau de vie seen durée de vie c'est 30 ans de l'heure yi sooy xool ñoom ñooy transformer courant batterie bi 12 volts def ko 220 waaw maanaam appareil yi mel ni ay télévision yeeg frigidaire yeeg lépp lu nekk daal 220 mën na ci daw quoi waaw. batterie yi tamit da ngeen ciy yëngu. waaw batterie moom vraiment moo suñu spécialité parce que man la ñu woowee docteur batterie quoi. waaw parce que dama cee def thèse quoi. waaw dama ko jàng Italie bind ci livre quoi def ci thèse quoi kooku mu defe naa gën ma ko xam moom dana xaw a jafe daal bon batterie moom dama ci liggéey lu mat 12 ans def ci contrôle qualité quoi.
waaw bind ci ay livre daal comme ni ma waxee daal lu bëree bëri quoi suñu batterie nag moom problème mooy dañ koy garanti maanaam ku jënd si ñun batterie minimum daal mooy li nga garanti mooy di nga am 6 mois yoo xam ni da nga jaar chaque mois ñuy contrôler mais bu normalé pour 6 mois bu amee problème ñun ñooy répondre amoo tamit ay ventilo solaire mooy ventilo yi ngeen di gis nii quoi waaw mooy bii quoi bon kii sooy xool dafa nekk comme ampoule quoi parce que c'est 15 watts donc kii batterie bu ndaw rek mën na ko dawal ñaari guddi waaw. tonton lii yëpp ku ko bëgg nan ngay def ak fan ngay jaar adresse beeg numéro téléphonique bi. yomb na lool quoi parce que ñun ñu ngi nekk Sacré-Cœur 3 prolongement boulangerie jaune en face mosquée Aboubacar Sadikh abattoir bu nekk Colobane caisse en face caisse sécurité sociale en face fi rap ci taxaw rek en face. amati benn magasin nag boobu nag mooy magasin bi nga xam ne daal vraiment moom mooy suñu magasin principal bi mooy bi nekk Castor quoi à côté des 2 stations Total yi nekk essencerie Castor waaw. numéro téléphone bi. waaw numéro téléphone yi bon am na 77 367 76 51 boobu mooy suma numéro man ama tamit pour bi nekk Castor 77 539 95 32. Horacio, à vous. Bon, vraiment une satisfaction, marquez ma satisfaction. Tout simplement vous poser une question, ben, comment vous faites pour disposer d'un matériel vraiment de haut niveau? Parce que ces produits-là, je les ai déjà vus en Europe, parce que j'ai été en Italie, précisément à Bologna. J'étais là-bas, j'ai vécu là-bas. C'est là-bas que je me suis marié aussi. J'ai eu 2 enfants là-bas en Italie. Bon, moi, je suis Bergamo, quoi. Ouais, parce que fabrique bi mi ngi nekk ci région de Bergamo quoi waaw def naa fa nag 12 ans tu contrôles qualité voilà merci. Bon, je vous encourage aussi hein, à bien faire à inviter tous les Sénégalais aussi à venir investir dans leur pays. tonton dama laa bëgg a bégal yow mi nga xam ne jóge nga Europe ñëw liggéeyal fi nga xam ne rek mooy sa réew muy Sénégal kan nga bëgg a bégal ci li nga xam ne ñoo ngi la koy may. bon bëggee bi xanaa de vraiment ñi may jàppale quoi bon ñi si njëkk nag mooy d'abord sant yàlla quoi ak julli ci Yonent bi quoi. di sant sumay waajur quoi waaw man dama am ñetti waajur quoi ñetti waajur laa yore waaw bokkuma ak ñëw dama am chance quoi donc dama am ñaari yaay ak benn baay quoi waaw ñooñu lay gërëm quoi sama deuxième yaay nag moo ma yar mooy sama tante quoi moo ma yar quoi bon moom laa gën a miin lu nekk ci man moom moo ma ko def ci man quoi waaw parce que moo ma yar bu dee jikko bu rafet bu dee lu nekk ci man daal moom moo ko ci def quoi kenn moom daf maa jur rek waaw waaw ñoo daal ak it sama soxna bi nekk kër gi xamante ni vraiment macha allah bon vraiment daal su ma ñëwee daal damay tranquille quoi damay liggéey tranquille quoi parce que su ma ñëwee dama jàpp ci côté yëpp nag su ma ñëwee fekk naa lu pare na bëggul lu ma metti bëgg na lu ma neex kooku moom vraiment mun nga fay dama koy ñaanal rek waaw. arrêt Double Less fas yéene ba tey rek xool li ñuy teg ci suñu table maam ji ndax nee naa leen table ji table ambulante la fu lu baax nekk rek day dem fekk ko fa ñu ngi fii ci arrêt Double Less ni ñuy def mooy dama seen benn panneau dañ ci bind cabinet tradipraticien xewalu Seydina Mouhamed muy bu Serigne Lamine Bara Fall waaye ni may def mooy dañuy dem xool ndax nee naa leen table ji ñëpp a ngi ci ku am produit boo ci teg rek muy produit boo xam ne nit ki mun na ko consommer mu mucc ayib te du ko sonal ñun dañ ko ciy teg ndax yéen téléspectateurs yi yéen ko tax a jóg kon li ñuy def moom dañuy xool sëriñ bi moom lan lay teg ci kaw table bi waaye toujours rek en compagnie de mon expert mu di Horacio Ndiaye nga xam ne moom moo may gëstu lépp ci wàllu qualité dañuy dem ànd xool sëñ Bara moom lan lay teg ci suñu table maam ji di table yangoon kon mbégte laa ciy àndal ak yéen topp leen ma ñu dem. sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox ci man dama ñëw dugg si li impressionné ma maanaam garab yeeg ak disposition beeg ni ñu ko organisé ma ñëw ci ñu nekk ci rek suñu émission table yaa ngoone ma lay laaj sëñ bi yow lan ngay teg ci table bi gannaaw ba nga nuyoo mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ba présenté wu ba pare. waaw asalaamaaleykum mbokk auditeurs TFM maa ngi leen di nuyu baax di leen ziar ci ñëw bi nga ñëw fii ci Guédiawaye arrêt Double Less ngeen ñëw fii ci kër Serigne Mouhamed Lamine Bara Fall nekk ci Guédiawaye arrêt Double Less di médecin tradipraticien yàlla may ko ci wàllu faj aada ñu jël mbóot bi ci biir alxuraan di ko boole xam-xam bi ñu yàlla may ñu si jàppale mbokku taalibe yi ci barke Sëñ Tuubaa. waaye sëñ bi li ma gis fii yëpp dafa doon ay garab yoo xam ne bu ci nekk xam naa am na lu muy jëriñ waaye yow xam naa am na loo bëgg a teg ci suñu table maam ji de telle sorte que téléspectateurs yi koy seetaan bu ñu xoolee rek dinañ xam ne kat table yaa ngoone am na loo xam ne tey jii ci wàllu faj indi nañ ko ci te lu am solo la ndax mën nga ñu wax loolu. waaw am na ci lu bari li nga xamante ni mën nañ ko ci indi
moom bëri na li nga xamante ni ñoo ngi ko ci jàppale. sëñ bi maa ngi jéggalu ndax fu ma jëm rek damay ànd ak sama expert moom moo may saytu lépp ci wàllu qualité daanaka li nga war a teg ci table bi tey balaa kenn di ko consommer moom ma koy xoolal ma ndax doon na loo xam ne qualité la ndax doon na loo xam ne téléspectateur bi ñuy seetaan war na koo jënd wala déet. waaw comme ni ngeen ko gisee sama expert li nga xamante ni nag moom la ñuy liggéey fii ngay gis yi ay garab la. yi nga xamante ni ñoo ngi ci jàppale nit ñi ñi nga xamante ni dañu am ay problème ci wàllu urologique maanaam ci wàllu kàttanu sëy wala ci wàllu ngóora moom daal lañ ciy faral di jàppale nit ñi ay garab la yoo xamante ni c'est typiquement naturel amul benn produit toxique amul itam benn produit chimique ay gàncax la yi nga xamante ni ci réew mi lañ ko liggéeyee ñu saytu ko bu baax a baax di ci jàppale askan bi comme ni ngeen ko gisee. lii moom ci góor ñi lay jàppale bu baax mais jigéen ñi itam am nañ ci seen wàll ndax sa boo dee xool jigéen ñi itam dañu nekk couche sociale bi xamante ni ci société bi bu vulnérable la ñoom it am nañ ci seen wàll boo dee seet sax ñoom lañ ci gën a sedd ñi nga xamante ni am nañ yeneen i feebar yoo xamante ni dafa leen tere am doom ay kyste ay fibrome ay myome yooyu dafa nekk ci ñoom ba xamante ni amuñu fenn fu ñu xamante ni fa lañ ko joytu def nañ ay intervention chirurgicale ñu opéré leen ak yooyu yëpp te taxul ñu gis résultat wala opération yi day dellusiwaat ñooñu itam am nañ fi ay garab ñu leen di mën a jox comme ni ko sama expert di xoolee fu mu toll nii yooyu yëpp dañ leen koy ci jàppale jox leen ko ñu jëriñoo ko yàlla may leen ci ay ndam ci kàttanu yàlla. yi ngato la wala lan la. maanaam day faj ay douleur articulaire ak ay douleur musculaire garab gi loolu lay jëriñ ndax yii am nañ fii pour wàllu ngóora mais am na ci ñi xam te ni ay mag lañu dañu dem ba am ay jafe-jafe ci seen ay tànk ci góor ñi am ay prostate ak genre cas yi demee noonu. maanaam du ci loolu rek ngay yëngu. ok mais say garab c'est uniquement lépp dañ koy naan wala am na pour leneen wala. waaw comme ni ma la ko waxee am na ci li nga xamante ne dañ koy naan am na ci li nga xamante ni itam dañ koy frotté woo pour ne borom nerf sciatique yeeg arthrose yi. koo xam ne day am ay laas rek tout le temps ay laas ci bëtam loolu mën ngeen ko saafara quoi. waaw ay laas ci bët kooku bu fekkee da nga am problème mu cataracte wala nga am ay problème mu glaucome wala genre cas yi demee noonu maanaam sa bët yi di lëndëm comme léegi ni ngay gisee noonu muy xelli di bas ak di def genre cas yooyu. surtout moom bas boobu moom ma xawoon réer léegi bët ki bas quoi bët yu bas. waaw loolu moom am na lu ñu ci yàlla may bu baax a baax wax dëgg yàlla bët buy bas loolu dañ ci jàppale askan bi bu baax macha allah. waaye sama expert dina ma xoolal lii nga xam ne mooy kinkeng nga xam ne sax moom nga jël teg ko ci table ji mu di table yaa ngoone kon Horacio l'expert à vous. bon vraiment ñi seetaan lay waxal bii mooy kinkeng bëri na ay façon yu ñuy dégg mais bii mooy bu baax bi te bii c'est pas n'importe où nga koy trouver ah moom xam na bu baax li may wax parce que on s'est rencontré yàggul Botswana tase nañ fa benn séminaire bu ñu doon def ma gis ko fa moom ma xam ne kii day gëstu Bosnie Herzégovine dem naa fa gis naa ko fa muy gëstu kon kii toogul mi ngi gëstu mais kinkeng bi lu mu leen ci wax rek am na lu mu bàyyi lu mu leen ci wax am na lu mu bàyyi mën na faj leneen ak leneen ak leneen loo xam ne xajul ci télé que ce soit clair mënuñu wax lépp mais ce que je conseille vraiment aux grandes personnes góor ñi nga xamante ne wax naa ak ñoom léegi nii mooy ñu jënd kinkeng ah c'est sûr non bii moom. wax na ko góor ñi moom sama expert moom day expertiser ba jël lépp kon li ñuy wax ak la solution c'est sëñ Bara kon sëñ Bara li ñuy def mooy dañ lay bàyyi nga joxe numéro téléphone bi ak adresse yi pour képp koo xam ne bëgg na jokkoo ak yow ci lii di kinkeng waaye tamit ci yeneen ak yeneen rek ci wàllu faj wàllu sunguf wàllu xànc wàllu ren. waaw li nga xamante ni moom moo ci ëpp solo rek kinkeng bi pour ñu ko soxla mën nañu ñëw fii ci bu fekkee ñoo ngi Sénégal fii ci Géejawaay arrêt Doubalès Géejawaay arrêt Doubalès ñu laajte kër Serigne Lamine Bara Fall kooku incha allahu rabbi bu ñu ñëwee dinañ fi fekk seen produit bi ñu def seen commande danañ leen ko livrer pour ñi nga xamante itam ñoo ngi nekk ci seen ay bureau yu demee noonu am nañu possibilité itam ñu livrer leen ko à domicile ñooy loolu yëpp mën na nekk mais ci kaw ñu mën a woote ñu jëlal leen rendez-vous ba pare ñu mën a xam ak suñu organisation suñuy méthode ak principe daañu leen mën a xefe ba ñu jot ci garab gi ak fépp fu ñu mën a nekk ci àddina ñoo ngi États-Unis wala quelque part en Europe wala fu ñu mën a ne rek incha allahu rabbi bu ñu wootee ci numéro yi di 77 646 41 21 77 646 41 21 wala ñu dugg ci site internet bi daañu fa gën a gis liggéey bi nga xamante ni kinkeng def na ko ci www.laminebarafal.com www.laminebarafal.com bu ñu duggee ci site bi foofu dinañu gën a gis liggéey bi foofu nu ñu ko yaatalee ci wàllu kinkeng bi ak jéego yu mu jot a def ak témoignage yi. Jileen
suukar si may safal te yow yaay ki may bégal ñëw leen ñu sargal góor ñee ñu sargal góor yow mi jigéen amagoo jëkkër bés boo ko amee na nga mooy bu dëgër mooy daal mooy nii toppatoo sa jëkkër xarital sa jëkkër déggal sa jëkkër boo ko deful di nga weet mere ku la deful dara ndekete seen faaru jamono jël na bindoo kon kii kay fu ma tollu war naa fexe di ko bégal man Viviane ku ma déggal dina may bu dëggal ku ma wóolu ba ma ñëw jox ma sëri ca boole ca lu takku ma lànk duma dem damay toog bakkan jam la bëgg loo amul dinaa ko muñ yaa may jox li gën ci man dama leen bëgg lool yaay suukar si may safal te yow yaay ki may bëggal ñëw leen ñu sargal góor ñee saa waa ji yaa mën a dem bur yàlla moo la ko may ku la tam ba tam tamal la ba tam la dootu la bàyyi xanaa picc ak peel dootu la bàyyi xanaa picc ak peel foo mën ci demit ayoo nene tuuti ayoo ay sama nene loo di jooy ayoo ay nene tuuti ayoo ay sama nene bul di jooyo ayoo bul di jooyo ayoo ay bu dee jooy congolonko mooy li mu bëgg ayoo nene tuuti ayoo ay sama nene bul di jooyo ayoo ay nene tuuti bu dee jooy ndax ko yomb na boo ko xëccee congolonko mooy li ko gënal ayoo nene tuuti ayoo ay sama nene bul di jooyo ayoo ay sama nene loo di jooy sama nene bul di jooy saa waa ji bàyyil jooy sama nene bàyyil jooy nene bul di jooy tey Viviano bàyyi ko mu jooy oh bàyyi ko mu jooy jigéen ñi ñun góor ñi ay bébé lañu jigdi ñun góor ñi ay bébé lañu di leen ñu nax di ñu ray ñu ndax ñu ne ngalañ man nee naa ngalañ yow nee nga ngalañ ñun ñëpp nee nañ ngalañ su ma jooyatee nax ma yaa ma ci doy su ma jooyatee nax ma yaa ma ci doy Quand Bayal a voulu prendre le ballon, dans mon fort intérieur, je voulais que Demba le prenne. Parce que tout simplement, il en avait besoin. Se remettre en confiance, marquer son but, parce que c'est vraiment moi qui ne marque pas de but. Un attaquant, il vit de ça. La veille, il a frappé des pénaltys comme ça. Et il les a mis au fond. Le coup franc, il les frappe comme ça, parce que c'est une technique de frappe qu'il maîtrise. Et malheureusement, là, il n'a pas réussi. Pénalty 50-50. Mais l'attitude, c'est vrai qu'elle est arrogante. Pour ceux qui ne connaissent pas le football, qui ne veulent pas Demba travailler. Je pense qu'il y a un décalage
entre ce que les joueurs disent depuis peut-être 1 an et demi et ce qu'ils font sur le terrain. Bon, la première mi-temps, elle était acceptable. C'était pas la meilleure première mi-temps qu'on pouvait s'attendre, mais la deuxième mi-temps. Cheikh Sidibé kay baayam def na ma may tagg Rasulullah def na ma may tagg Rasulullah Allahu akbar kabira la ilaha yal na way wi ci réew mi ak bitim réew yow danay